naka noonu tey jii ñu am mbégte di leen dal jàmm seen émission kennu askan wi di dalal Mohamed Seck nekk secrétaire général bu section ACIS bu marché HLM naka noonu Mohamed Seck moom moo jiite commission d'organisation bu ACIS niveau central ACIS nag soo leen ko déggee mooy association des commerçants et industriels du Sénégal ñu fas yéene waxtaane lépp lu jëm ci tolluwaayu marché yi ak tamit contexte bi ñu nekk nii moom mi nekk marché HLM ku ñuy feet sa xel dem ci marché HLM foofu ay rassemblement dina fa am yan matukaay nañu war a jël ndax feebar bi mu ngi gën a takkarnaase ak troisième vague bi naka noonu aussi si ñaareelu partie bi daañ ñëw tamit waa ACIS jooytu bu ñuy jooytu fan yëpp jëm ci conteneur yi nga xamante ni dafa yéex a génn ci port naka noonu li jëm ci wàllum charge yeeg ak nekkin bi nga xamante ni commerçant yi ñu koy nekkee ak port seen ay jafe-jafe loolu yëpp dañ ko yaatal ci biir émission Mohamed Seck man lay jam ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. El Hadj Malick maa ngi lay fay. leen yéen ñëpp yéen waa Sénégal. oui man maa ngi tudd Mohamed Seck comme ni mu ko waxee. di secrétaire général ACIS section HLM. et par ailleurs ma nekk aussi président de la commission d'organisation. nuyoo bi aussi ñu ngi ciy jiital kilifa diine yi. ñu ngi leen di nuyu ginnaaw bi ñu nuyoo kilifa diine yi ñu ngi nuyu waa mbokki Sénégal yi yëpp. di nuyu aussi suñu mbokki commerçant yi di ci secteur boobu mën a bokk na ñu leen rawatina nag waa ACIS yi nga xam ni ñi nga xam dañoo affilié wu ci ACIS ñu ngi leen di nuyu bu baax. mbokk tey spectateurs yi donc Mohamed Seck mooy tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi dañ koy tàmbale. ak tamit lu jëm ci wàllum coronavirus tey jii rek Sénégal amaat na 674 nouveaux cas positifs dem rek ñuy amoon 733 ñu si ñàkk seen bakkan ak si résultats yi nga xamante ni génn na tey juróom-benn la mbir mi toll si 1209 situation bi nekk na lu doy waar moo tax dem président de la République si conseil des ministres mu ñaax ministre de la santé ñu jël ay matukaay ñaax tamit Sénégal yi ñu wàññi rassemblement yi tey jii rek si bëccëg. tey ci wala tamit tey si suba ministre de la santé et de l'action sociale mu doon daje ak waa comité national de gestion des épidémies am na ay ndogal yu am solo am na tamit ay digle yu am solo yi nga xamante ni génnee na fa su ko defee askan bi ñu mën si bàyyi xel bu baax a baax ndax feebar bi doy na waar dañuy dem régie teewlu Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale ñu dellusiwaat si plateau bi. que surveillance épidémiologique bi pour mën a topp variant yi ñu gën si taxaw. pour lépp luy variant ñu gën ko mën a maîtriser parce que xam nañ ne variant bi mooy gën a lawal feebar bi bu ma paree d'ailleurs professeur Mboup dana si dellu si pour wax naka la variant boobu di gën a xóotalee suñu donc xeex si mbas mi ñu bëgg aussi lépp luy dépistage ku yëg dara rek nga gaaw ko mën a xool li ngay yëg lan la dañu jëm ci feetu tabaski ñu mën a taxaw pour que lépp loo xamante ne rek war nañ ko def pour population yi jëm ci feet boobu ñu bañ a topp feet bi ba di lawal donc feebar bi loolu nag liñ ci gën a demandé mooy ku nekk fa nga dëkk nga taxaw ba feete foofu tabaski parce que boo déplacé wu rek mën na am risque lawal feebar bi un peu partout ci Sénégal loolu recommandation bu am solo la mooy que ne population yi ñu ngi leen di ñaan ñu éviter bépp déplacement ci pendant période tabaski. mi ngi demander ñu respecter mesures barrières yépp mesures barrières yi nag Sénégal yi xam nañ ko ba su njëkk mooy ñu bañ a tàggoog masque bi loolu am na solo lool ñuy raxas suñu loxo ñuy taxawee lépp pour dandante si loolu sax lépp luy regroupement luy dajale ay nit luy dajale ay mbooloo ñu demander ñu bàyyi ko ñu farlu bu baax ci vaccination fii ak fin du mois de juillet danañu jot lu dem ba 500 000 doses de vaccin bépp entreprise muy administration publique wala entreprise privée boo xamante ne man nga def télétravail mooy wàññi rassemblement ci biir entreprise bi ñu lay ñaan nga def ko bu fekkente ne lu yàq sa production dara. mu nekkoon Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l'action sociale tax tey jii rek dafa doon présider
rencontre wala réunion bi nga xamante ni waa CNG amaloon nañ ko tey muy comité national de gestion des épidémies alors Mohamed Seck ñoo ko déggoon ministre de la santé et de l'action sociale am na ay recommandations yi nga xamante ni moom wax na ko alors recommandation yow na nga ko gisee. waaw El Hadj Malick da may may tuuti rek ma def benn rappel parce que ñun waa ACIS dañu nekk association boo xam ni. oui dañuy bëgg à chaque fois. di indi suñu contribution di participer. loolu moo tax bi mbas mi commencé li ñu njëkkoon a def. puisque le rappel est pédagogique. oui moo taxoon ñu jël lu tolloog 32 millions. jox ko ministère yóbbu ko ci ministère de la santé comme suñu. participation doole boole ci aussi un appui matériel. très bien fanweeri millions ak ñaar la ñu faboon yóbbu ko. oui te yam ci loolu. bi ñu demee ba ci deuxième vague bi dañu organiser woon aussi ay campagnes de sensibilisation def nañ ko au niveau marché Sandaga. oui def nañ ko aussi au niveau marché HLM. distribuer ay masques ak ay gel sensibiliser aussi suñu membres yi ci gravité maladie bi parce que maladie bi am na lu réel la. bien sûr ñu sensibiliser leen. mesure barrière aussi ñu doon leen ko fàttali donc ñun mosuñu ci jóg. mosuñu ci jóg le port des masques aussi à chaque fois dañ koy fàttali suñuy clients di ko fàttali aussi suñuy employés. donc ñun à notre niveau ñu ngi ci woon xanaa kay li may wax kay mooy yokk rek. jéem a yokkaat comme ni ma ko waxee sànq le rappel et pédagogie. oui ba ma ko ci olof mooy masala moom. bamtu ko dina tax kiy jàng gën a mokkal. bamtu masala dina tax kiy jàng gën a mokkal. am na solo alors ministre de la santé et de l'action sociale insisté na si ñu wàññi rassemblement yi surtout contexte bi nga xamante ni moom nañu nekk ak feetu tabaski bi nga xamante ni am na ñu koy célébrer talaata ñeneen ñi di ko célébrer mercredi alors wàññi rassemblement yi. waaw am na solo wàññi rassemblement yi heureusement que ni sax période bi ñuy jëm bu dee au niveau des marchés. après tabaski 15 jours après tabaski pratiquement rassemblement dootul am ci marché yi. waaw mais jamono ji moom rassemblement yi. waaw nekk nii moom am na rassemblement. am na rassemblement mais. surtout marché HLM. bi nga xamante ni yow fa nga nekk Mohamed Seck ndax gis nañ marché HLM moom naka jekk sax su fête amul. dafay rythmé nit ñi dañuy dem di dugg dañuy va et vient maanaam daal marché HLM daal macha allah marché bu am bayre la day bëri ni surtout nag contexte bi ñu nekk nii. période bu ñu nekk nii. loolu période bi ñu nekk nii macha allah mbooloo mi bari na fa. néanmoins nag di nga gis nit ñi aussi am na ñoo xam ne inconscience moom am na fa. kenn du ko werante mais am nañu aussi ñoo xam ne ñi ngi respecter les mesures barrières. mais est-ce que dana neex a respecter am na ñuy takk ay masques. am na ñuy takk ay masques. mais respect à 100% moom loolu moom amu fa loolu amu fa leneen li may wax nag mooy xëy na fi mu nekk nii diggante fii ak tabaski moom ça sera difficile pour xëy na fii ak tabaski du yomb mais nag lu ci mën a nekk rek ñu jéem a doolee ñaax nit ñi xamal leen ni feebar baa ngi fi ñu jéem a respecté mooy li nga xam ne moom la recommandation yi jóge ci gouvernement bi loolu daal mooy suñu position ñun alors mais jamono ji yan jumtukaay ngeen jël si marché HLM ndax tabaski bi mbir mi nit ñaa ngi fay dem clients yi ñu ngi dem di jënd yan jumtukaay ngeen jël ngir vraiment feebar bi mën a wàññeeku. mooy jumtukaay yi ñu jëloon rek avant. mais est-ce que jamono ji am na ay jumtukaay yu fa nekk mooy gel yi au niveau. est-ce que jamono ji am na fa. ba léegi boo demee ci boutique yi nga fa fekk ay gel. gel yi ngeen di jaay ak masques yi. yi ngeen di jaay wala yi ngeen di jox clients yi non gel yoo xam ne dañ koy mettre à la disposition des clients. oui koo xam ne bëgg na utiliser gel bi bu dikkee dina ko utiliser. loolu moom c'est pratiquement bari na boutique yoo xam ne am na fa. am na ay gel yu ñu fa mettre à disposition des clients ku dikk mën ci laal. masques yi aussi. moom du ñu exiger kenn mais ñun suñuy employé dañuy takk masque. seen employé suñuy employé dañuy takk masque ku dikki dañuy recommandé nga takk masque. waaw loolu daal moo fa mooy li nga xam ni moom moo fa am. alors est-ce que ragalu ñu ak troisième vague bi mbir mi gën a jéggi dayoo suñu jëlee exemple cas marché yi ndax nit ñi ñoom foog ñu dem ci marché yi. waaw mais du marché yi rek xam nga dëgg la. non c'est-à-dire instant yi li ngay wax d'accord naa ci du marché yi. mais spécifiquement marché yi. moo tax ñuy wax. jamono ji thème bi ci marché la d'abord. yow mi nekk marché HLM. spécifiquement marché yi. ak marché HLM. waaw. d'accord naa loolu kenn werante ko mbir mi moom du marché rek. waaw mais thème précis bi. ci marché yi moo tax ñuy wax dëgg la li nga wax noonu thème précis bi ci marché yi la. oui marché nag bu ñu koy wax rassemblement moo tax. marché moom bu ñuy wax marché rassemblement moo tax.
suñu marché yi configuré wu fii en Afrique il faut mu am rassemblement. léegi nag li ñu mën a def mooy li ñu wax sànq rek. essayer respecter les mesures barrières. soo xoolee sax même cantine yi pour ñu respecter distanciation physique yi loolu yombul nag gis nañ ay cantines yu nga xamante ni daanaka sax des fois da ngay gis ñaari cantines yu takk nga yaakaar benn la nekkate ñaari cantine la. waaw loolu it am na loolu it am na mais nag aussi ñu rappeler que ni cantines yi aussi. li fay dugg xëy na li fay fekkante ci biir cantine yi mën na bañ a bari. mbooloo mi. mën na bañ a bari ci biir cantine yi. dafay fekkante ñu fay fekkante mën na bañ a bari donc problème bi xëy na du nekk ci biir cantine yi mën naa am en dehors des cantines foofu la gën a grave ndax ci biir cantine yi moom xëy na ay 2 personnes ñoo fay fekkante te foofu distanciation sociale mën na fa am. c'est facile que ñu respecté ko fa. pour démasquer aussi bu ñu ko fa defee aussi donc foofu niveau boobu mën nañu jéem a mën nañu ko fa xeexloo bu bari. alors gis nañ si déclaration bu mu amal tey muy ministre de la santé insisté na aussi. ci lu jëm ci wàllum vaccination mu ni sax nemmeeku nañ fan ñi nit ñi c'est vrai mbir mi manqué na mais nit ñi quand même ñu ngi jóg di wuti vaccin alors yéen au niveau du marché HLM Mohamed Seck est-ce que commerçant yi ñu ngi ñàkk bu baax a baax rawatina commerçant yi nekk si ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal. waaw ñun moom suñu recommandation moo yàgg nekk di wax di ñaax commerçant yi. lépp loo xam ni. mën naa delloo mbas mi ginnaaw ñu def ko muy vaccination muy mesure barrière lépp loo ko parce que déjà yow ñàkku nga wala man defaguma ko nag alors lu tax Mohamed defaguma ko Mohamed tàmbali ba léegi defaguma ko lu tax léegi defaguma ko mooy bi ma ko bëggee def dem di ko defi booba vaccin yi amul ban période nga ko bëggoon def. y a de cela 15 jours. mooy daal ba nga déggee ñuy daal mbir mi daal takkar naa si na ñu ngi si 3e vague. mais nag néanmoins ñu ngi def le maximum pour respecter les mesures barrières. et ce qui est plus important aussi. mais ñàkk bi am na solo. waaw mais je n'en conviens pas. ñaax seen membres yi. ñaax aussi foofu laa jëm ci ñaax boobu commerçant yi nga xamante ni ñoo nekk si ACIS ak ñi si nekkul ñëpp ñu dem ñàkku ji su ko defee quand même feebar bi même sax fekkee ni mënu fi jógee gu fi au moins mbir mi wàññeeku. foofu laa jëm si woon ma ni parce que boo xoolee feebar bi ñun commerçant yi ak industriel parce que maa ngi koy fàtte sax bi may commencé parce que ACIS association des commerçants et industriels du Sénégal maa ngi nuyu aussi suñu mbokk industriels yi donc ñi gën a ñi feebar bi gën a impacté ci la ñu bokk ñun laal nañu bu baax donc nag parce que boo xoolee mesures yi ñu fi jëloon ci ginnaaw restriction yi ak horaire de travail yi nga xam ne dañ ko wàññi woon xam nga ci marché bu teyee nga liggéey bu suba doon liggéey doo ubbi dimanche yooyu yëpp dafa impacté ci suñu ay revenus xam ba am na ñu bari ñoo xam ne ci ñun sax fa ñu jaare tëj seen i magasin am na si ay membres yi nga xamante ni dañu tëj seen magasin seen i magasin ay membres ACIS ay membres ACIS yu tëj seen magasin ndax loolu donc nag ñun lu ñu war a xeex la demoon ba mbir mi sonal leen dafa metti donc lu ñu war a xeex la ñun nous sommes conscients que ni feebar bi dañ ko war a xeex mu jóg fi ak nu ñu ko mën a xeexee ñun dañ ciy ànd pour xeex ko loolu daal mooy suñu position alors am na beneen recommandation bi nga xamante ni tukkee na ca Abdoulaye ca ministre de la santé ci ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mooy wàllum tabaski bi muy ñaax sénégalais yi ku ko mën vraiment na nga fi la fekk na nga toog tabaski maanaam ñi nga xamante ni jamono ji ñu ngi Dakar ñu ngi toog tabaski Dakar te même sax jour fête bi ñu wàññi déplacement bi te tamit lu ñu seetlu mooy commerçant yu bëre dëkkuñu Dakar waa dëgg la commerçant yu bëri dëkkuñu Dakar oui mais nag ñu ci bëri aussi bu ñuy ñibbi xëy na ay voitures particulières la ñuy yor donc loolu non même sax suñu jëlee tamit ay voitures yi nga xamante ni waaw voiture particulière mais bon virus bi moom dafay circuler xam nga ki dëkkandoog virus yow bi même soo duggee si voiture boo xamante ni yow rek yaa si nekk muy voiture climatisée 4x4 wala tamit lu mu mënti doon mais virus yi moom xoolul loolu dëgg la virus bi xoolul loolu waaye xam nga yow mi dëkk Dakar boobu ba léegi yaa ngi am ay mbokk feneen yaa ngi fay dem di ñëw boobu ba léegi yaa ngi fay dem di ñëw ba juru tabaski ñun la doo dem nañ ko xalaat ñuy jur tabaski ñun la doo dem te boobu ba léegi yaa ngi fay dem di ñëw xam nga ministre bi
ministre bi waxul ni bu leen dem tabaski waxul Sénégalais yi bu leen tabaski mais si seen ay recommandations. ay tegtal ay digle ni leen soo leen mënee ku si mën tabaski nga bañ dem tabaski fu mu la fekk nga tabaski. moom daal ku ko man mais forcé wuñ ñi quand même. ku ko man daal boo mënee toog ku ko man te du la yàqal dara nga toog. ndax li nga xam ne day yokk feebar bi. nga gis ko man koo gàttandu. nga jéem koo gàttandu ba mu bañ a yokk moo gën. loolu mooy la ñuy recommandé bi gënul. fa ngay tabaski man fii laay tabaski Dakar man Dakar laa dëkk fii laay tabaski. mais nag néanmoins aussi du tax aussi ma jël benn position. da ngay bàyyi ku si nekk waaw du ma jël benn dëgg du ma jël benn position lu ko doy mu def ko. mais est-ce que situation bi ñu gis nii ak résultats yi nga xamante ni am nañ ko tey 674 nouveaux cas positifs démb 733 décès yi tamit toll si 1209 ba fi corona bi duggee ba léegi 2 mars 2020 alors est-ce que ragolo après tabaski bi ak pëccëxoo ak lambar bi nga xamante ni am na si dëkk bi jaxasoo beeg va et vient beeg est-ce que ragolo après tabaski mbir mi gën a doy waar mbir mi sonal ñu bu baax. c'est alarmant quand même mais nag ñun duñu ay scientifique nekkuñu dans le corps médical ñoom ñu ci nekk ñoom ñoo mën a. waaw mais quand même suñu sukkandiku ci résultats yi. waaw doy na waar moom est-ce que ragalul loolu ak jaxasoo bi nga xamante ni moo am jamono ji ak fi ñu jëm. li ñuy wone ci télévision yi di ñu ko wax. ñu koy gis. doy na waar waaye ak lu ci ma nekk nag comme duñu ay médecins aussi am na loo xam ne mënuñu ci xuus moom daal lu dul recommander suñuy mbokk que ñu moyu daal jéem a respecter les mesures barrières ku mën a ñàkku ji nga ñàkku ji loolu daal mooy li nga xam ni ñun mooy suñu position. alors jamono ji yéen ñi nekk si marché bi lan ngeen di sàkku si autorités yi ak contexte bi ñu nekk nii su ko defee feebar bi vraiment bañ leen sondal. ñun moom amuñu sàkkuteef lu ñuy sàkku mën naa ni amuñu ko ndax décision bu njëkk mais quand même si ginnaaw ma ñëw parce que décision bu njëkk waaw ma bàyyi la nga daaneel décision bu njëkk ba ñoom ñoo ko jëloon gis nañu li mu juróon maanaam gis nañ ko mooy socialement économiquement li mu ñu coono bi mu ñu teg socialement économiquement li mu ñu teg ñëpp gis nañ ko commerçant yi même bu dul commerçant yi sax. secteur yëpp laal mbir mi laal ko woy loolu gis nañ ko. donc nag bu ñuy jël mesure aussi nañ bàyyi xel bu baax sénégalais yi da ci am solo sénégalais yi parce que du ñëpp ñooy xëy di dugg ci bureau di liggéey am na ñoo xam ni du jour au jour dañuy lijjanti lu ñu am ñoo xamante ni bàyyi leen xel amuñu salaire mais si lu ñu daan doole chaque jour nañu xool lu ñu effectivement donc kon da nga ragal sur le plan social et sur le plan économique mbir mi daal fekkee ni dañ jël mesure yu ñu jëloon mbir mi dina sonal askan bi loolu nga gis. absolument loolu mooy sama gis mais est-ce que tolluwuñ wala tamit est-ce que jëmuñu si situation bi nga xamante ni Mohamed Seck mbir mi dina laaj fala bu de état bi jël ay décisions su ko defee au moins ñu xool lu ñuy mën a maîtriser feebar bi troisième vague bi. jël ay décisions. état moom war a jël décision. ala kulli xaal état moom mooy jël décision. te lu ñu mën a waxee jël décision mais li ma wax rek moom lay bamtuwaat. ak décision bu ñu mënti jël daal nañ ci bàyyi xel askan bi. bu baax. décision bu ñu mënti jël nañ ci bàyyi xel askan bi. loolu moom daal mooy sama. alors si première vague bi ak deuxième vague bi gisoon nañ marché yi amoon tamit ay jéego yu am solo yu fa doon am muy jëm ci wàllum pompe yeeg yooyu ba pare tamit horaire de travail yi am heure ba nga xamante ni marché yi moom la ñuy ubbi moom nañuy tëj dimanche aussi ñu pompe ko jamono ji marché yi laajal noonu loolu surtout d'abord wàllum pompe. boobu. bi ko waxee sax maa ngi doon rey suuf qu'est-ce qu'il y a yow dafa dëgg gisul wala. dama gisuma ko man gisuma ko. mais marché HLM gars ñi woon nañ fa quand même gisuma ko benn yoon laa gis ñu jaar ko fa jaaraatuñ fa. marché HLM benn yoon laa gis ñu jaar fa jaaraatuñ fa te it yeneen marché yi boo leen laajee. mais quand même dañ ne woon marché yi dañ koy tëj dimanche loolu la ñu waxoon tous les dimanches dañuy ñëw ñu nettoyer ko dimanche ñëw nettoyer oui amul dañu waxoon respecté wuñ ko. donc nag li ñu war a njëkk a def mooy ñoom li ñuy wax respecté ko ba pare. pour nit ñi mën leen a suivre mais bu loolu amul aussi ça sera difficile nga defloo nit ñi li nga bëgg. loolu moo ci nekk. alors
xam nga sànq wax nañu ko marché HLM macha allah bayre gu mu am alors lan mooy def particularité marché HLM lan la yow mi nga xamante ni nekk nga fa maîtriser nga ko lu tax macha allah muy am mbooloo ak tamit surtout fête su amee loolu lu tax nit ku nekk foo jógee rek dem marché HLM. El Hadj Malick loolu de xëy bayre la boo xam ne xëy na yàlla moo ko def HLM. oui xëy na yàlla moo ko def sa loolu moom. Est-ce que la raison peut expliquer réellement lan moo ko indi non. je ne le pense pas dama. jàpp ni lu yàlla def la rek bayre la bu fa yàlla ba wesaare. kon dina jafe mesure barrières yi ñu respecté ko foofu. comme d'habitude marché moom marché li ma ko waxoon sànq marché moom marché la. marché moom mbooloo la laaj. léegi nag mesure barrière moom li ci ëpp ni ñu ko waxee masque la distanciation masque moom c'est facile nit ki jël masque takk. distanciation sociale yombul ci marché. yombul ci marché. mais au moins bu ñëpp takkee masque sax dina atténuer propagation virus bi. alors lii aussi est-ce que warul nekk occasion si état wu Sénégal nga xamante ni mu ngi tàmbali plan bu am solo programme bu am solo jëm ci wàllu modernisation des marchés marché HLM gis nañ des fois dana am ay tensions yéen ak maire bi alors est-ce que jotul marché HLM quand même nu mu structuré nu mu mel ñu defaraat ko su ko defee mu respecter ay normes sécuritaires. Oui, ay tension entre les commerçants et le maire. Oui. xëy na laa koy waxee parce que souvent tension yi du entre les commerçants et le maire. mais am na ay les tabliers et le maire. waaw mais xam nga ñu may wax yëpp mooy am na tablier yoo xamante ni ñoom ñu ngi marché HLM am na tablier yoo xamante ni am na ay commerçants yu ñuy jaayal moo tax. moo wax la loolu non tablier yi seen bopp la ñuy jaayal précision. oui jaayalu ñu commerçant seen bopp la ñuy jaayal tablier. mais man gis naa si cas boo xamante ni benn tablier boo xamante ni commerçant lay jaayal. man gis naa bu loolu amee. ci période bi lay nekk te li ko indi. mooy li ñuy tuddee foire. organiser ko ci marché bi. loolu moo ko indi bu ñu ko indee. di invité ñu jóge ci yeneen régions yi ñu ñëw. certains commerçants bu ñu ko mënta muñ dañuy génn ñoom aussi occuper foire bi. loolu moo ko indi mais en temps normal loolu amul. commerçant seen boutique la ñuy yem. ñeneen ñi nga xam ne nag. ñoo yor ay table ñoom ñooy lal ci voirie bi ñooñu ñooy am problème ak maire loolu nag régler ko yomb na yombul ça incombe au maire de le faire. maire bi moo war jël responsabilité def ko. en faisant quoi te du ko def. mu def lan. maire bi lan la war a def xam na li mu war a def moom xam na ko bu baax. da ngeen koy invité fii. nga laaj ko xam na li mu war a def. maire bi kay mos nañ ko woo fii invité mais mu ni dafa am empêchement ñëwul. mais lan la war a def sa gis-gis. soo ko doon xelal lan nga koy wax lan la war a def. mais voirie yi kenn du ko occupé. voirie yi occupation anarchique bi fa am. dafa ko war a dindi. pourquoi mu bàyyi fa occupation boobu pourquoi parce que vous invité ko il va vous expliquer lan moo tax. loolu la foofu laa ciy yem. alors ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Mohamed Seck nekk secrétaire général. bu section ACIS marché HLM naka noonu Mohamed Seck moom moo jiite commission d'organisation bu ACIS au niveau central du ñàkk ci kanam tuuti ñu ñëwaat ci wàllum coronavirus beeg yooyu mais waa ACIS ñoom fan yi tamit am na li nga xamante ni ñoom soxal na leen muy conteneur yi nga xamante ni dafay yàgg port alors problème bi lan la exactement Mohamed Seck. waaw da ngeen nemmeeku des fois dafa am ay. jafe-jafe yi nga xamante ne am au niveau du port autonome de Dakar. El Hadj Malick xam naa ne moom question bi sawar nga si. ma indi foofu benn leeral. oui. conteneurs yi du au niveau du port. oui. conteneurs yi. trajet bi ñuy def. pour accès à Dakar. au niveau du port de Dakar. mais ba tey si boobu la jamono. frais portuaire tamit nagal ma ñëw. frais portuaire yi yéen a ngi koy ñaawlu. trajet bi ñuy def. pour accès Dakar. trajet boobu. mooy yàgg. conteneur bu daan def 1 mois. day dem ba def 4 mois. 4 mois ci trajet bi. mais lu pour agsi Dakar. lu tax loolu. waaw foofu laa jëm si. retard yooyu di am. la ñun loolu yooyu la ñuy décrier. retard yooyu sans du ñu jox benn explication valable. ah bon bu indi retard yooyu. booy xamoo leen ba léegi lan moo tax mënuñu la ko wax conteneur yi di nekk en retard. mënuñu la ko wax li ñu la mën a wax ñu def bu ñu lay wax xëy na ak pandémie bi dañuy wax. explication la ñuy jox. yéen loolu convaincre na leen. non convaincre ñu. convaincre ñu. lu tax convaincre leen. li tax convaincre ñu mooy trajet bi mu war a def. pandémie bi nekk fu mu nekk ci trajet bi
bato bi Chine lay quitté wala Dubaï jaar ci géej gi ñëw pandémie bi dafa taxaw ci yoon bi di ko baare nañu wax leneen c'est parce que dañuy dem décharger ko ci beneen port war ko recharger. loolu moo indi retard bi. loolu mooy indi retard yi. loolu moo koy indi. alors ban impact le retard yooyu am yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk waa ACIS muy commerçant yi nekk ci biir industriels yi alors dafa am benn impact bu doy waar bi nga xamante ni mbir mi bateau yi suñu retardé wala conteneurs yi plutôt suñu amee retard dafay feeñ ci liggéey bu baax. waaw xam nga loolu moom c'est évident. un manque à gagner bu énorme lay créer. ndax xam nga yow. xayma ngeen ko. yow xayma bi moom ñi ngi ci di ko def. oui ñi ngi ciy liggéey. waaye ma xamal la ni. oui ma xamal la ni donc conteneur bi yow mi fab sa xaalis def ci. mu waroon a def 1 mois mu def 3 mois xaalis boobu bu fekkee yow da nga ko leboon banque wala nga lijjanti ko xaalis bi war a toog 3 mois xaar. déjà loolu rek perte la bu jarul nga nekk économiste wala daal xam ne rek loolu xam nga perte la beneen bi aussi mooy da nga ko junj sànq question bi eggagul woon mooy le fret maritime. waaw dama lay bàyyi nga del si wala ma continuer. waaw mën nga continuer. le fret comme anticipé nga ko bismillah. waaw le fret maritime le coût du fret. mën nañ ko xayma bu fekkoon ni benn la. avant pandémie di commencer tey jii juróom la ngay fay. juróom la boo daan fay benn. ci conteneur. ci benn conteneur tey jii juróom ngay fay. mais est-ce que corona pandémie bi moo tax corona bi. waaw pandémie moo tax. ñoom loolu la ñu wax. loolu la ñu wax ñoom loolu la ñu wax. dañuy pandémie mais loolu moo tax mënoon lañ ko nangu nag. ak ma egg si. pandémie dafa am ay njeexital yu doy war si fànn yëpp. même bu amee ay njeexital ñun li ñuy wax mooy que ni. gouvernement bi waroon na mën a anticiper loolu parce que déjà dafay impacter ci prix yi. ci prix consommateur bi. parce que ñun bu ñuy xeexuñu pour suñu bopp dañuy xeex aussi pour le consommateur. ndax déjà bu fekkee ni conteneur bi boo daan fay benn fay juróom yooyu nga ci tegu nan nga koy def il faut nga teg ko ci marchandise bi. marchandise bi nga koy teg ki koy jënd donc li mu doon jënde 100 francs dina ko jënde 150 francs mu cher ci moom te pourtant mënoon nañ ci def ay jéego anticiper ko ba mu gën a oyof ci consommateur bi. ñun foofu la ñuy waxee. kon daal mbir mi daal instant yi sonal na leen trop daal. sonal nañu bu baax a baax. alors am na beneen pàcc wala beneen aspect bi nga xamante ni yéen waa ACIS yéen mbir mi sonal na leen ci seen gis-gis wala noonu ngeen ko waxee muy concurrence bi nga xamante ni dafa am ak entreprise étrangères yi wala tamit commerçant yi nga xamante ni ñoom. bitim réew nañu jóge mu nekk yéen li ngeen di woowee concurrence déloyale alors lan moo tax yéen ngeen jàpp ni concurrence bi teguwul si yoon te tamit nguur gi nu si war a taxaweewu ko. El Hadj Malick point boobu day point bu am solo. point boo xam ni. daf leen ñor na marché HLM yi yëpp. oui ndax képp koo xam ni ñu ngi liggéeyee marché HLM xam na ni. lii di indien yi li chinois yi sonal lañu leen yow mi daan dem Inde dem Chine déjà ci ak contexte bi rek mënatoo faa dem seen réew yi mënatoo faa dem benn moytuñ la nga dugg fa ñoom ñi ngi fii ay usine ma nga seen réew ña ngay produire seen réew di fab di ut ay éléments envoyé leen ici au niveau du Sénégal ñu leen di jaayal bu ñu wàccee conteneur ñu utaat yan élément ci ñoom ñëpp ay chinois lañ ak ay indien ñu dugg ci marché yi di bëccëg boutique par boutique la ñuy def di def vente détail la ñuy def ci biir marché bi déjà ils sont ñoo nekk ci production bi nekk ci vente gros bi demi gros détail ba pare li ci gën a doy waar dumping bi ñuy def am dumping bu doy waar bu ci am produit bi nan la dumping bi tëddee moom laay bëgg a leeral ni bu ñu indee produit boo xam ni leer na leen ni am na ci marché bi ils vont casser les prix daaneel prix bi bu ñu ko daaneelee ba ñëpp ànd ñoom wante mu leer li ngay jaay da ngay jaay à perte nga jaay à perte ba pare boo jaayee à perte ba produit bi jeex ñoom am nañu facilité pour indiwaat produit boobu ñu indiwaat ko yokk le prix rattraper ñoom la ñu pertoon ci en même temps yow mënoo ko def parce que ñoom ay usines ñoo ne seen ginnaaw facilement seen commande yi day jàll rapidement ñëw ñu évacuer seen marchandise yow nag diggante boobu nan ngay def mais loolu
te ñun décrier nañ ko fañ ko décrier dem nañu au niveau du ministère ñu toog wax ko mu envoyé ces éléments au niveau du marché ñu ñëw gisal ko seen bopp ba pare fab seen loxo teg ci loolu gis nañ noonu la demee dañ koo gis ñëw nañ au niveau du marché gis nañ la fa nekk ba pare ñu fab seen loxo teg ci je le répète donc lii bu continuer commerçant yi dañ jëm moom uti leneen la ñu def te bu boobaa ñu bàyyi ko ak étranger ñu nekk fi. exemple bi ma lay jox. mais xam naa loolu moom duñ fa àgg na ndax ngeen si dëgg fa la ñu jëm ndax karo yi fi ngeen si daanee seen doole fa la ñu jëm ndax karo yi egg nañ fa ndax karo yi ñu doon importer karo bi ñu daan importer karo fii karo fay Grès Salam bi ñu ko doon jaayee à 2350. tey jii da ngay génn nga laajte c'est à 3100 francs bi ko usine Taïfor yore ca nu ñu def dañu fexe ba commerçant bi mënatu koo indi ñu daaneel prix ba commerçant bi mënatu koo indi. kenn indeetul kara boobu ñoom ñu fab kara bi léegi te fii li ñu koy produire yokk ko ñun ñu ko daan importer ñoo ko daan gën a jaayee moins cher que ni li ñu koy jaayee fi mu nekk nii. c'est à 3100 francs maintenant te mi ngi doon jar 2350 bu cher ba cher 2500. ngeen gis loolu. muy benn point donc secteur boobu moom c'est un secteur agonisant déjà loolu nag moo jëm ci textile ak feneen loolu moo tax ñu jóg taxaw di ko xeex waaw alors te xeex bi yamul ci wax ji ndax yamul ci conférence de presse bi ñu def kon dafa am nañu kon su ma la déggee bu baax dafa am benn plan d'action boo ngeen di waajal incha allah ndax nan la plan d'action bi tëddee li ñuy jiital mooy bind autorité yi ñu war a bind nañ leen bi ñu bindee autorité ba pare convié nañu conférence de presse bi ñuy def bari ki démb léegi nag ñu ngi toog di déglu bu ñu dégloo gisuñu solution bu boobaa dañuy def rawul yu ba du ngi suñu kanam. alors am nga ay accords yi nga xamante ni yéen xaatimoo ngeen ko su ma jubalee mooy seen daje bi ngay amaloon mois de novembre ca Saly alors accords yooyu ba léegi nii accords yooyu ba léegi daanaka. lan moo si fasoon si accords yi. li si fasoon mooy li ñu tuddee les faux frais. dafa am ay frais yoo xam ne bu sa conteneur excès dañ koy fayloo. xam nga allo Mouhamed sa conteneur excès na 10 000. message Mouhamed sa conteneur agsi na 10 000. ah bon imprimé nañ benn feuille jox la sa conteneur bi 1500 mais loolu fan lañ ko teg. imprimé feuille ñu jox la 1500 yu mel noonu ci misaal ci yooyu la ñu fay la ci. te suñ la wooyee ñu sa conteneur agsi na fay 10 000. waaw ñu fay la ci 20 500 ñun nag loolu c'est faux frais c'est frais imaginaire la ñu waxoon na deñ ba seet. wàññi nañ ko ba 18 000 nag mais ñun yamul ci dañ leen na deñ. mais expliqué na leen lan moo tax ngeen di joxe loolu. explication bi kay boo dañ lay bindal di comment dire imprimé. waaw 1500 avis d'arrivée. 10 000 et cetera yu mel noonu loolu kay leer na bu jeexee ñun la 20 500 mais li ci gën a doy waar. mooy xaalis boobu. bu doon des Sénégal sax ñu mën a wax. kan moo la wax du fi des. mais fu muy des Sénégal. wax xaalis boobu du fi des Mohamed. ci li ñu woon de ci ñun li ñu gis. suñu jàng non mais doon mën a xaalis boobu nag après doon mën a xaalis boobu quand même après dafay génn réew mi yow tamit. mais xaalis bi. oui jëmul ci trésor public. ndax ñi ko moom Mohamed loolu. ba yan preuve nga si am yow tamit. El Hadj Malick. oui fan nga ko wékk. El Hadj Malick fi ñu ko wékk leer na. oui parce que yow mi ngi mel ni man. commerçant bi mu dikk jaay la marchandise nga jënd ko boo ko jëndee xaas booba dama ko def ko sama poche ñu noonu la mel misaal mi gën a terre à terre moom xaalis bi ñoom multinationales yi wala li nga wax ni doy na waar ñoom xaalis boobu si ñoom la jëm li nga wax ni doy na waar mais lu ci dara du ci waar noonu la demee ñun loolu lañ gis ca xeex nañu loolu moo tax ñu koy xeex nañ ko dindi ba mu set nañ ko dindi ba mu set ñun loolu lañ leen wax loolu nañ ko dindi ba mu set fi mu wàcce dañ ko ba 18 000. mais waxuñu 18 000 la ñuy na deñ complètement te loolu it ñu ngi interpellé waa COSEC ñoom dañ ci war a jàpp. Conseil sénégalais des chargeurs. parce que ñoom ñu suñu xaalis bi leen alimenté ci ñun lay jógee xaalis bi alimenté COSEC ci ñun lay jógee donc ñoom dañu war a jàpp ci dañu war a jàppale te loolu aussi gisuñu ko. alors ginnaaw am na ay lettres yoo leen bind ngeen def seen conférence de presse alors ban étape moo si topp.
li ma la ko ni ma wala da ngeen di xaar ba da ngeen di xaar ba tabaski bi il faut ñu xaar comme wax nañu. léegi xaaral ba tabaski jàll ba ngeen lekk yàpp ba suur këll. waaw mais il faut lekk si xar bi bu baax. waaw loolu aussi am na ci solo loolu aussi am na solo. oui bu ñu dañuy xaar ba xam lan mooy nekk réaction yi boobaa après ñu xool ñu soog a définir fan lañ jëm. alors Mohamed Seck lu ñu dese si ay simili bëriwul ma fàttali yow yaay secrétaire général bu section ACIS marché HLM naka noonu nga jiite commission d'organisation ACIS fii si Sénégal alors Mohamed xam nañ ni jamono ji commerçant yi su feet jege seen yaram dafay tàng li ngeen doon jaayee junne tem ngeen doublé ko alors lu tax loolu lu tax chaque année commerçant yi su feet jotee presque seen prix yi di yokku clients yi di sonn di ñëw di jënd ngeen ni non li ngeen yéen ñëpp ngeen manko lu tax loolu. lu tax yéen tamit doo leen yërëm clients yi. El Hadji Malick question bi. oui mais du commerçant yëpp mais am na ay commerçant yu koy def. waaw mais xam nga question dafa am leneen lu mu indi sax sama xel. muy lan mooy augmentation généralisée des prix. bi am fi mu nekk nii. muy yéen ñëpp xam ngeen ko diwlin yokku na. am na yenn produits yoo xam ne sax mi ngi commencé di manqué. li ko waral mais quand même ministre du commerce moom dalal na xel Sénégalais yi même jëm ci wàllum produit yu manqué nee na mbir mi instant yi la situation est maîtrisée la situation est stable. la situation est stable. oui. terewul diwlin mi ngi ci ñaata mi ngi ci 20 500. ci ñaata la jógee li ci yokk xam nga ko. donc loolu mooy situation bu stable. mooy produit bi di prix bi di yokk. non loolu situation stable ñu waxante li am ndax li ñuy wax nii moo ko indi le coût de fret. marchandise yi yokk na fa nga koy jëndee. fret bi dikk dooleeku ci. loolu bu amee ala kulli xaal. yow miy jaay mënoo def vente à perte. mais est-ce que du yii yëpp dafa bokk si njeexitalu crise sanitaire bi. mais sur le plan mondial mais gouverner c'est anticipé. ak lu mën a nekk. waaw mais quand même feebar bi moom vraiment muy Sénégal ak muy beneen dëkk moom. ak loo nekk lu ñuy wax naan gouverner c'est at mi ngi fi prévoir mais quand même at mi ngi fi déjà at mi ngi fi. oui at mi ngi fi. te diggante daaw ak ren nag waroon ca feebar bi comme xamoon nañu jógagu fi waroon nañu xalaat ni dina am ay implication xam nga waroon nañu ko xalaat pour mën a au moins jël yenn mesures yenn xam nga yenn devant yi. loolu amul sucre nee nañ mi commencé naa manqué. ah non est-ce que tamit du yéen a kii nag comme ni ngeen di def des fois rek. El Hadji Malick wala dafa manqué carrément. El Hadji Malick oui. ministre bi mu ñu woowee Diamniadio ñu dem seeti ko. am na ñenn ñu ko waxoon ni ko suukar mi ngi commencé di manqué keroog bi ñu ko waxee am na ñoo xam ni ci staffam dañu amul. dañu loolu amul maanaam dañ ko weddi tey jii réel tey jii am nañu raison seen kaw sa manqué na kenn mënu ko manqué na quelle que soit la raison manqué na kenn mënu ko nëbbu léegi li ko manqué nag ñoom xam nañ ko ñun xam nañ ko li ko manqué xam nañ ko léegi nag loolu moo ci alors ACIS commerçant am na commerçant yu nekk si biir ak industriels yi alors industriels yi jamono ji seen situation lan la ginnaaw bi nga xamante ni coronavirus yi mu ngi fi ba léegi. waaw situation bu metti situation bu metti ndax xam nga nit ku. industriels yi ñoom gis nañ ko bu baax waaw nit ku jël sa xaalis ci. ay industriels bëri ñoo nekk si association bi. am na ci ñi kon ne nag di ñëw. di adhéré mais am na ci ñoo xam ne c'était des commerçants. reconvertis en industriels. te ñun ñëpp foofu lañ jëm. ca assise aussi vocation assise loolu la ñu fexe ba la majeure partie des commerçants. dem nekk industriel. parce que industrie quoi qu'on dise moom mooy doxal réew. te ci côté boobu aussi il faut aussi mu am un appui du gouvernement bien que ne am na. mais nag war nañu gën a encadrer. te yooyu ay waxtaan yeneen la gën a laaj ñu impliquer. davantage les commerçants. oui alors Mohamed Seck daanaka simili jeex na mais sànq da nga ni woon 32 millions de francs CFA ak tamit yeneen jumtukaay ngeen génne woon si mbas mi ba mu duggee si réew mi alors ak situation bi nii la ngeen fas yéene def yéen waa ACIS. waaw li ñu fas yéene def mooy li ma wax rek da ngeen yënguwaat wala. li ma fas yéene def mooy ba ñu ne l'heure est grave. taxaw. mais tamit jamono ji tamit mbir mi ñëpp ñu dégg ba ñu jógee. la ñu waroon a def ci booba def nañu ko. mais jamono ji nag li ñu war a def
ku di waaw dañuy continuer di ko def mooy sensibiliser ñaax suñuy membres ñaax commerçant yi ñaax Sénégalais yëpp. ñu respecter les mesures barrières ku mën a vacciné wu nga dem vacciné wu ngir ñu dàq fi mbas mi ndax mbas mi kat baaxul ci kenn. nga ne ku mën a vacciné wu mu vacciné wu mais su vaccin yi ñëwee di nga dem vacciné wu. j'espère que ministre bi annoncé na 500,000 doses. waaw ñu ngi xaar ay fan yu néew. incha allah rabbi incha allah. sa dernier mot Mohamed Seck. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm. di sant sama mbokki commerçant yi yëpp. oui yi nekk HLM ak ailleurs ak suñu mbokki industriels yi nga xam ne ñoo bokk ci assise. di ñaan yàlla wax ji ñu fi wax mu dugg ci mu am njariñ ci askan wi. ñi autorité aussi bu ñu ko déggee mesure boo xam ne mën nañ ko ci jël boo xam ne dina tax yi ñuy jooytu ñu faj ko ñu def ko. loolu daal. mooy suñu kàddu gu mujj. ñu ngi leen di sant di leen gërëm. wàllum kaaraange tamit loolu war ngeen ko bàyyi xel ndax clients yi chaque année wala période bu nekk dañuy jooytu suñu ñëwee marché HLM wala tamit ay sàcc yu ñu fay yu leen koy teg loolu tamit jar na bàyyi xel. dëgg la mais la sécurité incombe à la police. oui ñun yàgg dañ ko jooytu. xam nga fu ay nit fa rassemblement di am. bien sûr il war na am ci période boobu. mu am bu ñuy yokk sécurité bi. ndax dëgg la ay agression mi ngi fay am. ay pickpocket mi ngi fay am. mel noonu yëpp mi ngi fay am. ca bu fa fekkoon sécurité bi yokku na. ñu am ay patrouille ci biir marché yi xëy na dina wàññi loolu surtout loolu. ci période bi ñu fexe bay am ay patrouille yu am na solo ci biir marché yi lu am solo la. di la gërëm baax di la sant mu nekkoon Mohamed Seck secrétaire général wala secrétaire général oui section ACIS marché HLM naka noonu Mohamed Seck mu jiite commission d'organisation bu association des commerçants et industriels du Sénégal muy ACIS mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant Ndiaga Seck moo nekkoon ci réalisation bi Torodo nekkoon ci son bi. ci caméra bi Angèle moo si nekkoon ak Cheikh Diop ba suba incha allah ñeenti waxtu.